mbokk yi bés biñ doon xaar agsi na dimanche 19 décembre ca arène nationale càppaacoli bi doomu Pikine Boy Niang numéro 2 bara jàkkaarloo ak le géant di Bawol Tapha Tine borom takk ci rib lamb ji nag dawul ci benn télé en direct lay doon pay-per-view ci senaffiche.com ubbil sa navigateur nga dem ci www.senaffiche.com nga cliqué ci événement Tapha Tine ak Boy Niang. acca jërë ngeen jëf mbokki Sénégal jërë ngeen jëf mbokki àdduna rawatina yi ñuy suivre seen site bi Grand Théâtre TV ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar comme ni ñu koy defee chaque jour rek di leen toppal ndaanaan yi ak ñi nga xam te ñu ci biir lamb di ci liggéey lu am solo ku ne xam ne ñu ngi jëm ci journée bu am solo mu nekk dimanche le 19 décembre ci arène nationale ak Pape Thialis Faye indi ñu combat bu am solo boo xam te ne bi àdduna ñoo ko soxla doon ko xaar dox ci diggante Tapha Tine ak ki nga xam te ne bi mooy Boy Niang combat la boo xam te ne bi li ci nekk bari na moo tax ñuy xool ndaanaanu lamb yi ku ci nekk am na ci xalaat am ci kàddu moo waral tey ñëw fi nga xam te mooy Seras seet si koo xamante ne bii macha allah ndaanaanu lamb la mi Pape Diagne Seras saxaaf ñu fas yéene waxtaan ak moom ci diggante Tapha Tine Boy Niang en tant que manager en tant que koo xam tamit mi ngi yëngu ci biir lamb naka la gisee combat bi dañ koy bàyyi mu nuyu ñu ñuy suivre su ko defee ñu dugg ci waxtaan bi Pape Diagne maa ngi lay nuyu di la siyaar. maa ngi lay fay kilifa gi. di nuyu seen site bi bu baax a baax di nuyu seen directeur. di sant yàlla bu baax di julli Seydina Mohamed di gërëm sama ñaari waajur di sant sama sëriñ ba Seydou Mamadou Mansour Sall xalifa sëriñ Abbas di ñaan yàlla na yàlla yokki leeram di nuyu xalifa bi fi nekk Cheikh Ahmed Tidiane Sall yàlla may ko fan wu gudd yàlla may ko wér di nuyu waa Louga yëpp di nuyu waa Saxaaf waa Njagu Rëy waa Caar Jóob ak Caar Njaay di nuyu waa Seras waa Sam-Sam yëpp di la ziar bu baax di nuyu képp ku yëngu ci làmb maa ngi jiital nuyoo bi ci président de la république teg ko ci président CNG de lutte Bira Sène jël nuyoo manager yi teg ko ci président Babou di jël nuyoo manager Louga yi di ko teg ci loxo waa Louga yëpp nga xam ne maay seen président di sant yàlla bu baax di julli ci Mohamed di la gërëm bu baax a baax. am na solo nuyoo bi am na solo comme ni ma ko waxee yaa ngi ci biir làmb di ci liggéey lu am solo en tant que koo xam te mi ngi dund làmb ndax nga gisee diggante Tapha Tine Boy Niang ku ne xam ne ni préparation bi yàgg na wàccaay bi yàgg na te dañu ne jour ji moins 2 noo gisee combat bu. combat bu rëy combat bu neex. ñaari ndaanaan ñaari champion. wax naa ko ci benn télévision nee naa leen bu ñu xeexee mu neex bu ñu bëree mu neex bu ñu feccee mu neex. parce que li tax combat bi am solo mooy Boy Niang numéro 2 dafa dugg cour des grands ni jox leen ma grand yi dajeeg Lac de Guiers numéro 2. doon def benn lu ñu wax. examen yàlla dogal sottiwul. mooy nañ ma joxaat beneen poids lourd pour ma wane sama bopp. Tapha Tine aussi di ndaanaan boo xam ni moom it yàlla dogal na bi muy bëre ba léegi bëreegul ak Eumeu Sène bëreegul ak Modou Lo roi des arènes benn Balla Gaye 2 la ci bëreel bi Balla Gaye nekk roi des arènes mu ñàkk combat boobu kon tey li mu war a def moom it mooy wane confirmer dama jóge ci sama diggante ak Ama Baldé ñu ni damaa juum kon li mu war a def mooy rectifier ñëw dajeeg Boy Niang 2 war a jëflanteeg moom pour mën a jano ak VIP yi kon donc lamb la joo xam ne tey li may wax toujours yàgg naa ko wax Tapha Tine tey li gën a métti ci combat bi ci enjeu bi ci côté am la féete parce que tey bu daanoo lambam dafay am problème parce que tey bu la Ama Baldé daane Boy Niang daan la nga war a laaj Balla Gaye war a laaj Eumeu Sène war a laaj Gris Bordeaux war a laaj Modou Lo dafay am lu muy sooxe sa carrière te am xale boo xam ne dafay nekk seen biir lu ñu wax musul ko muy Sa Thiès kon tey donc bu fa amee défaite Sa Thiès day taxaw ni ko Boy Niang la daan ma dañuy bëre su fa amee ndam day taxaw tàllal loxo Lac de Guiers numéro 2 ni ko sama revanche su ko neexee tàllal Modou Lo loxo combat jànq la su ko neexee ni Ama Baldé sama revanche su ko neexee aussi ni Balla Gaye numéro 2 sama revanche kenn du ko mën a bañ moo tax combat capital la boo xam ci ñoom ñaar aussi combat la boo xam ne damay wax ne ki daanu dama ko yërëm ci combat bi parce que Boy Niang numéro 2 bul fàttali dafa jël Tapha Tine jël Balla Gaye numéro 2 te aussi moom it li ko arrange ci combat bi mooy mu am ci ndam bu amee ndam diggante ma Balla Gaye numéro 2 maanaam dëkk bi day riir mais bu fa amee défaite moom it aussi dafay taxawaat moom it bu neexee Sa Thiès mën ko may ba revanche dafay nekk lamb joo xam ni wax naa leen ko nee naa leen 50-50 la ku ci dafa am fort am loo xam ne si mooy sa faiblesse ci combat bi ci wàllu bagarre bu ñu taxawee ñoom ñaar di xeex jàkkaarloo face à face corps à corps Boy Niang 2 ku mën corps à corps la Tapha Tine souvent li ma gisaguma mu corps à corps ak mbër li ma gis mooy bu jàppee sa geño bi mu ko defee Bombardier dañ koo lëng bi mu ko defee Elton dañ koo lëng te it jàmbaar la joo xam ne heure bu tëyee si sa geño bu génnee rocc loxoom dafa foore ci wàllu kor Boy Niang 2 aussi di ndaanaan boo xam ne moom it heure bu ngeen jaxasoo yéen ñaar bëre am na tactique yu muy bëre yoo xam ni heure bu ngeen bëre nga jóg
mën na def action daan la ñibbi ba ñibbi si këram doo xam lu mu la daan nga doog comprendre moo tax combat la boo xam ne naa leen 50-50 la bu ñu xeexee mu neex bu ñu feccee mu neex bu ñu bëree mu neex ay ñaari ndaanaan kii war a Pikine jëm arène nationale kii war a Bawol jëm arène nationale mais dafa am lu ma leen dénk ñaari mbëri ni ko Siteu def dimanche moo tax mbër muy bëri arène nationale guddi naa am nga problème parce que Siteu dafa ñëw tëj arène nationale bi doomu aadama toujours li yàlla may nit da nga ko koy nangul Siteu c'est un phénomène boo xam ne suñu borom moo ko defal loolu moo tax ñu ngi koy ñaanal yàlla moom it yàlla jëmale ko kanam Papa Sow aussi moom it di ndaanaan boo xam ne gis nga ko moom it bi bëri Siteu toujours ñoom dañu jaay lamb ji ba war a lamb ji mel noonu muy Balla Gaye numéro 2 muy Bombardier Siteu ni mu tëj arène nationale tey ku ko ci tëjul wax naa ni la Siteu da lay weer parce que nag dafa def lu rëy dimanche kon booy ñaa ak Tapha Tine li leen di xaare mooy ñoom it dimanche ñu tëj arène bi loolu mooy dundal lamb dafa war toujours bu arène bi amee stade combat yu mag ñu tëj arène nationale bi te it Siteu dama déglu ci communication lu bëree bëri day wax ni ku may xaalis na ma jëndal ay billets pour ma mën a tëj stade bi kon vraiment donc loolu nekk na loo xam ne daal moom it dañ koy féliciter di féliciter Papa Sow di féliciter promoteur bi ko tëggoon mi Pape Abdou Fall comme loolu la yàlla dogal ñu xam ne lu yàlla dogal sans verdict day am ci lamb sans verdict la nañu leen fay seen xaalis ñu xoolaat benn promoteur bu ko mën a tëgg ko suñu mënta bëriwaat ku ne wuti foo jëm lamb jëm kanam am na solo comme ni nga ko waxee nee nga Boy Niang dafa defoon examen ci poids lourd ci VIP échec ci diggante ak ki nga xam ne mooy Lac de Guiers numéro 2 mu jëmaat ci beneen examen diggante ak Tapha Tine corpulence bi mu am ak taxawaay bi mu am ak masse bi mu am ndax du ko handicapé moom Boy Niang tamit muy deuxième examen waaw parce que bu ma liiree ñoom ñaar ci seen entraînement ma xool ñaari mbër yi Boy Niang numéro 2 li moo ko gisee ci travail li mu liggéey dafa mel dafa wàññi poids na c'est-à-dire boo gisee ci mbër rek mooy dafa ñëw pour bëre si te mbër bu wàññee poids am na foo xam ne bu fa àggee sa flanc yi wala sa côté yi mën na la egg fa sori bëreeg yow te ko ne xam ne ni bërekat la sooy xool tey Boy Niang bokk na ci xale yi dàq bëre tey ci Sénégal Tapha Tine aussi di poids lourd bu naqaree bëreel aussi parce que boo jógee mu dóor la bu la téyee kor la gaañ la adversaire la tamit buy song tamit di rappel day ramasser parce que bul fàtte ni ku dajeeg Cech daan ko dafa daan Cech ci biir bëre dajeeg El Hadj Diouf daan ko ci biir bëre dajeeg Boy Sey daan ko ci biir bëre dajeeg Abdou Diouf daan ko ci biir bëre kon moom it c'est un grand champion buñ ko sous-estimé combat la boo xam ne may wax toujours nee naa leen 50-50 la ku ni diwa man da nga koo bëgg ku ne am na fan parce que lambu léeg-léeg mu jeexe ci dóor arrêt lambu yam fa ñoom ñaar ku ci jël sa coup morom sa lamb mën naa yàqu dóor mu daanu dàqu ma ko ci combat bi xeex ba tëdd dàqu ma ko ci combat bi bëre jël bu rëy dàqu ma ko ci combat bi moo tax combat la boo xam ne daal dañuy ñaan promoteur Pape Thialis yàlla defal ko jàmm sécurité bi doy ñu ñëw ci fair play bëre ko ci jàmm Sénégal jëm kanam parce que lamb ji wax naa ne ko toujours ñun ñoo ko moom arène nationale bi ñun lañ ko defal defaluñ ko kenn ci Sénégal tey bokk na ci arène yi bi nga xam ne tey amul ci Afrique ci wàllu bëre moo gën a riche kon nañu ko fonk bokk ndey bokk baay te xam ne lamb ñaar rek am wala ñett daanu match nul su sa mbër daanee nga ànd ak moom félicité ko su daanoo nga encouragé ko xam ne da doon wuti kii wuti moo la gën a bëgg am ndam su ñàkkee nga encouragé ko mbëri ku ci daan nay xëcc moromam aussi di ko taf ci dënam di ko wan ni ko li ma dal mënoon na la dal loolu day gën a wàññi maanaam défaite bu métti ci sa adversaire ñoo bokk ndey ñoo bokk baay réew mi ñoo ko bokk suñuy doom yi ñooy sëy suñuy mag yi ñooy sëy suñuy rakka fi nekk ñoo ko bokk di gërëm aussi sécurité bi police bu baax a baax di gërëm gendarmerie ndaw yi nañ xam ni police ak gendarmerie dafa am solo ci réew li tax mu am solo mooy tey bu ñu mënee liggéey di yor suñ teraanga te kenn songuñu jël ko ñoom ñoo ko waral kon nañ leen delloo njukkal police maa ngi ci gërëm adjudant Mané adjudant Diémé di gërëm lieutenant Camara di gërëm adjudant Senghor ay nit yu baax lañ yoo xam ni vraiment ba ci adjudant Ngom heure bu ñu ñëwee ci lamb ji bëgguñu benn jéey am ci lamb kon ñooñu ay jàmbaar lañu dañ leen di féliciter bu baax la police nationale di gërëm commissaire Ablaye Diop bu baax a baax di ko ñaanal yàlla moom it suñ papa jooju yàlla may ko fanu gudd yàlla may ko wér di gërëm commandant Balde bi nga xam ne dafa génn àdduna parce que dama sa toog ak moom fii ci poste police Seras bi muy nekk naa police ba ni ma retraité mosuma yëkkat sama liif dóor ko nit loolu dafa am solo kon fa mu tëdd yàlla na ko yàlla yërëm yàlla xare ko àjjana te àdduna noonu la demal maa ngi ñëw di gërëm gendarmerie aussi di gërëm la sapeur pompier aussi nga xam ne lamb ju mag ak lamb ju mën a am nga gis sëñ Modou Niang chaque journée am sapeur day ñëw loolu dafay war ne rek règlement bi toujours wax nañu indi sapeur dañu war da ñëw ci lamb daal leen gis lamb jeex xale yi xam foofu daanu bu ñëwee sapeur faj leen yóbbu leen vraiment daal réew mi ñoo ko bokk daal nañu bokk ndey bokk baay bañ di xuloo bañ di xeex mbëri ñooy mayante xaalis Tapha Tine Boy Niang suñ bëri woon duñ am lu yóbbu seen kër te lamb lañ am kon ñu topp seen ginnaaw bu ñu leen ko yàqal lamb ñun ñoo ko moom ñoo bokk ndey ñoo bokk baay bëre simple bi ngay xool lamb day am ñu toog fi ñu toog ni teg doo gis xeex doo gis xuloo daanaka lamb nee leen fi mu toll tey war nañ dem ba moment boo xam ne du jar sax gendarmerie police di ñëw ku ne yaa war a yar sa bopp wane bon exemple xam ne mbëri ñoo bokk ndey ñoo bokk baay bokk lépp réew mi jàmm rek moo fi am insha allahu rabbi muy lu am solo bu nekk lamb di combat ñaari mbëri ku ci nekk préparé waaj def li nga war a def ku ci nekk am nga avantage ci biir lamb Boy Niang en personne
ndax nga gisee noo jàpp ni kat mooy avantage am ci diggante mu Tapha Tine pour mu mën a am ndam ci kaw Tapha Tine. waaw Boy Niang li avantage am ci Tapha Tine mooy mu observer lamb ji bañ a bëree xol. bañ a jël coup ci combat bi. parce que moom it aussi dafa mën bëre. parce que lamb ne toll foo xam ne boo bëree ci sañ-sañ ak forcé. man nga am lu la naqari parce que coup heure boo ko jëlee ci lamb sa lamb mën naa yàqu. waaw loolu moom avantage am la. mooy que mu calculer lamb ji xool ba xam su waree dem su waree taxaw. mais nag gis naa ni souvent adversaire yi muy bëreel macha allah gis naa ni technicien la parce que technique passé wul. adversaire boo xam ne da lay dóor te boo koy dóor doo fayu maanaam lay dóor te boo dóoree mu esquive ko mu jàll loolu technicien moo koy def loolu daal laa koy digal mu bañ a jël ci coup ci combat bi. ndax combat am diggante ak Tapha Tine moom dafa war a taxaw xaar Tapha Tine wala dafa war a dox ci kawam moom Boy Niang. waaw parce que nag ça dépend loolu ci ñim liggéeyee ci entraînement yi. parce que loolu rôle entraîneur lay doon. mooy combat ni ma ko préparé liggéey ko war koo bëri si su ma ñëwee du ma ko dindi. parce que lamb dina toll foo xam ne souvent léeg-léeg wàllu entraîneur ak encadrement da koy jeexal. soo demee ci football dafay feeñ ba demee ci lamb. te ku ne xam na ne boo gis encadrement ñi ne ci ginnaawam ay technicien lañu ay ndaanaan lañu. ku mel ne Père Bourkhane Wade ku mel ne Cheikh Ndiaye. coach ku mel ne suñu papa De Gaulle ay technicien lañu yoo xam ne daal macha allah am na daal encadrement boo xam ni toujours bu Abdou Kandji buy dem ci lamb mën na def lu ne ci lamb parce que encadrement bi macha allah. bu dee ci kol Tapha Tine aussi gis nga Mbaye Ndewane champion bu mënoon a bëre la nekk ndaanaan aussi papa moom it bëre di ndaanaan nga gis Jigantine nga gis coach Bawol yi maanaam daal wàllu encadrement ñaari mbëri ku ne am nga ko Tapha Tine aussi avantage am ci lamb ji mooy bañ a cirib bi lépp lu muy def mooy mu leer bañ a bëree xol moom it bëre ci xam-xam parce que lamb aussi xam-xam daf ciy joué parce que am na relance moom it dafa mel ni moom digganteem ak Ama Baldé jàngal na ko ci lu bari parce que soo xool digganteem ak Yékini Junior bi passé bëri na noo xamante ne bi xaw na jaaxal gars yi waaw parce que mooy Yékini Junior dafa liggéey bu rëy ñëw bëre ak moom tafu ci moom mu xeex ak moom gis nga bi mu enchaîné mboot bi mu ko mboot moo lay wan ni bërekat la parce que bi mu daan Yékini Junior ñëpp dar seen gémiñ parce que dafa xeex ak moom Yékini Junior daw kottu ko mu dóor ko mboot daan ko jël bu rëy aussi moom it souvent am na lamb yu muy ñàkk soo gisee xam nga lu koy ñàkkloo mooy day dugg ba ci lamb ji ndeysaan mu bëree xol boo bëree xol ci lamb jël coup sànni sa lamb mbër yu bari dañ koy def mbër li mbër dëgg-dëgg mooy da ngay jël coup wan sa adversaire na jëluma coup meruma bëre ba daan mais souvent damay gis ay lambam heure bu jëlee coup rek mën na am énervé te loolu aussi bokk na ci loo xam ni mën na yàq combat am te poids lourd toujours buy jóg day woyof dama gis toujours poids lourd li mu war a bëree mooy samp jaaga dox ci tànkam dox ci kaw adversaire am xeex ak moom direeku xeex bëre parce que lamb nag bëre la ñuy wax mais nag te nekk ci lamb jël avance nit di yaasi bëre woo xeexoo ba lamb ji jeex loolu amateur yi soxla wuñ dañ lay jéppi amateur li mu soxla mooy ku bëre xeex même soo daano sax ñu xam ne gay ne nga xoola Boy Niang diggante ma Lac de Guiers 2 dafa bëre bañ jox ko defet mais ñëpp xam nañ ni bëre na ñëpp a kontaan ci moom di ko tàccu loolu mooy lamb mais jël avance nit ñëw bëre woo xeexoo amateur soxlawu ko manager soxlawu ko CNG soxlawu ko lamb soxlawu ko lamb li mu soxla mooy ñoom ñu bëri ci seen biir tàggoo ay adversaire mën a génn ci seen biir muy ñaari lour di ñaari gladiateur di ay ñoo xam te ne bi ay bagarreur lañ avantage u xeex bi ci kan la gën a ci kan moo war a mën a gën a indi xeex ci combat bi waaw dafa am lu am ci combat bi mooy Boy Niang dafay passé examen te demagut Tapha Tine passé na examen moom it damay wax ni demagut li ma jàpp parce que ñoom ñaar ni ma koy waxee nii fi ñu toll ñoom ñaar tey ku ci daan lamb dañ la yóbbu fu sori mais ku ci daanu lamb du la yàqal dara nag mais dafa am adversaire yoo war a mën a bëreel ñoo xam ñi ngi lay sëkkatal di ñëw te ñiy ñëw macha allah dañu am kattan ku mel ne Lac de Guiers 2 mi ngi fi ku mel ne Reug Reug mi ngi fi ku mel ne Gora Sock ku mel ne François Émile Gomis ku mel ne Sa Thiès xale yooyu dama ni buñ gëmee seen bopp ëllëg dañu bokk ñu war a téye lamb parce que ay poids lourd dafa manque ci lamb ji te macha allah ay poids lourd lañu man lamb li may wax toujours rek fi ñu toll tey ci lamb bu ñu rombee far rek soo gisee nen a ngi espoir yi leen di dab néewuñu doole te ñoom ñoo leen mag te lu ñu wax ñu suul ko Modou Lo Ama Baldé bu ñu fa àgga ngi ci combat bu rëy aussi combat la boo xam ne moom aussi combat capital la di ñaari mbëri yàlla dafa leen jàmm mais daal li ma gis nii lambay jëm ci kanam rek lambay gagné waaw lambay gagné ndax Tapha Tine combat bi daa war a xaar dafa war a déglu Boy Niang dirigé waaw Tapha Tine pour mu xaar li ma jàpp dina jafe parce que Tapha adversaire Boy Niang adversaire la boo xam ni képp ku muy bëreel mën na la perturber parce que day dox ci sa kaw di xeex ak yow te boo juumee mu exploité ko Tapha Tine li mu war a bëree wax naa la ko léegi poids lourd suy bëree ak koo xam ne moo xaw a ëpp gabarit dafay jël ay initiative yi muy jël mooy adversaire da nga koy jéem a sëkkatal pousser ko mu génn saaku wala mu jël coup
wala mu jàpp la ngeen bëre mais boo taxawee di ko xaar mën na la juumloo ci biir combat bi waaw mën na la juumloo dafa mel ni bool combat bi daf leen intéressé à 100% parce que gis naa ba ci promoteur yi bool yi dugal nañ seen loxo di pousser Tapha Tine pour mu am ndam di ko jàppale waaw parce que nag c'est normal ab dëkk li fa di ñuul moo di fam ñàkk Tapha Tine tey moom maam góor Diouf ñoo génnandoo woon maam góor gis nga ko ndeysaan lambam dafa xaw a taxaw yàlla na ko yàlla defal jàmm moom mu del soit bokkaat ci champion yi parce que c'est un grand champion Tapha Tine il fallait que Bawal téye ko parce que moom mooy seen mbër te dañuy wax ne toujours ñoom dañu bëgg roi des arènes comme ni ko Pikine amee comme ni ko Parcelles amee comme ni ko Guédiawaye amee te ñoom amaguñu roi des arènes kon ñoom c'est normal comme li ma la koy wax toujours moom lamb ji ci moom la gën a métti moom Tapha Tine parce que moom benn day am ndam dugg cour des grands bu ñàkkee ndam lambam day freiné wu day wàccaat te boo gisee souvent bi ko Ama Baldé daane toog na année yu bari mënta bëre mooy jël bi mu ñàkk la Ama Baldé victoire bi mu am Tapha Tine am ko ci Malick Niang moo ko yóbbu tey muy bëre roi des arènes te Tapha Tine aussi moo jiitu ñoom Ama Baldé bu ma juumul ci lamb wala buñ nekkee génération moo leen féete mag kon donc lambi dimanche ji lambi capital la pour moom tey daan rek moo ko arrangé ci combat bi wala match nul mais défaite arrangé ko ci combat bi Boy Niang fi mu toll tey su daanee day bëre jeeg ñoom Balla Gaye 2 bëre jeeg ñoom Modou Lo ndax foofu doguma la waaw dañ ne Boy Niang comme dafa jël ñaari avance digganteem ak Balla Gaye ak Tapha Tine ñu ne ko boo essayé sa diggante ak Tapha Tine doo bëre ak Balla Gaye kon moom combat bi tamit war na xam loolu jàpp naa ni sax stratégie la mais mbër mënoo jël combat jox ko ñaari avance naan ko boo daan ak boo daanoo lamb ñaari ci am daan ak daanu ak match nul moom kay da ngay daan di bëre ci combat boo xam ni boo daanee mën na gën a yomb ci ñi lay supporter parce que da xam ne mbër bu jógee ci défaite di bëre si bokk la mbër bu jógee ci victoire di bëre ji soo jógee ci victoire booy bëre sa adversaire bii di ñëw sax mën naa yomb ci yow ndax victoire bi nga jógee mais soo amee défaite soo bëre waat day metti ndax tey mënumaa jóge ci Lac de Guiers 2 mu daan ma jóge ci Tapha Tine nit mu daan ma dem di bëri jéeg Balla Gaye say supporter dañaan kii day xaru mais soo ci amee ndam sooy bëri jékkale mën na gën a yomb ci yow mais nag li wérte wóor mooy jël na ñaari avance moom da koy bëree ci kàttanu yàlla mais daal combat la boo xam ne maa ngi ñaanal ñaari mbëri yàlla na yàlla defal jàmm defal ko seen encadrement defal ko sénégalais yi defal ko réew mi ba kenn bañ a manqué yàlla may ñu jàmm ñu fekke ko dimanche seetaan dund lamb ju neex tey sponsor yi nañu gën a gëstu promoteurs yi parce que lii am tey ci réew mi tey muy ci wàllu lamb tey quartier boo dem la fa nekk ci mbër kenn xamul nu mu toll li war a def tey ji mooy état bi jàppale promoteurs yi sponsor yi gën a ñëw mbër yi gën di bëre cachet yi di gën a yéeg Sénégal di gën a jëm kanam parce que tey mënoo xool lamb tey fi mu toll tey li muy dugal ci stade bi te promoteurs yi ci bari mënu ñoo am sponsor loolu lu may ñaawlu la nañu dimbali promoteurs yëpp sponsor yi mag yi demoon yëpp ñëw lamb gën a dund sénégalais yi donc ñoo ci jariñ ñi ne ci lamb yëpp ay doomi sénégalais lañu man daal loolu laa bëgg tey Pape Thialis mii lañ doon xaar ci combat Boy Niang Tapha Tine mu ëpp sponsor yi mu am parce que li mu fay mbëri du caaxaan ay centaine de millions la leen fay ku ne xam na ñaari mbër yu mag lañu ñu gën koo jàppale ko mooy jàppale sa bopp ndax visibilité bi day ñëw Sénégalais yi dañuy ñëw mais lépp gën a métti tey ci lamb li ma gën a métti mooy sponsor yi daw lamb ji te lamb moom la Sénégal am mooy suñu sport national li mu fi dugal dara dugalu ko fi buñ jógee facteur développement naan violence am na sport yi ko violence fuuf te waxuñu ko lamb bi bari na coow mais amul problème heure bu ñu waxtaanee juboo mais tamit lamb am na bët bi ñu koy xoolee muy bëti violence kon ndax jaaduwul composant wu lamb ak ñi bokk ci biir lamb xool seen doxali ak seen taxawaay wax naa ko des fois dañuy gis nga daan dajji 16 nga daanu dajji 16 loolu ñi koy def mooy ñi nga xam ne xamuñu rek sa mbër daan nga kontaan di dajji 16 sa mbër daanu ngay dajji ay 16 loolu nit ku baax du ko def ndax doo dem seen kër seen salon ba fa nekk nga di ko dajji seen verre fa nekk nga di ko toj yow li ngay yàq xam nga ne tey ngay xool alal boo xoolee kuy toj oto jàmbur na xool tey bu yoree otoom ni muy mel ci xolam nga xool ki dammi 16 parce que 16 yooyu bu nekkoon këram dina ko damm kon il faudrait que ñu fair play xam ne arène bi ñoo ko moom Angleterre ñoo ñu gënoon a tàng téeméeri junni yoon te ñu bàyyi nësal bi stade bi arène nationale bi li fa nekk ci appareil surveillance kenn xamul na mu toll nañ koy jël di ko taal képp ku def lu yoon yàq ñu teg la ci yoon su yoon war a teg ci yow daan ñu teg la daan te xam ne lii ñun ñoo ko moom 32 milliards mise 32 milliards waruñu ko fowe te stade Léopold Sédar Senghor ñu ngi koy defar su paree kenn dootu fa bëreeti stade la boo xam ne ñun ñoo ko moom ñun ñoo ko doon jooy di wax làmb kon su ñëwee jox ñu ko nañ ci wane fair play bokk ndey bokk ak baay war a xam ne lii suñu alal la bu ñu ko yàq ki ñu ko defal wax dëgg yàlla dañ koy saluer di ko gërëm muy le président de la république man naa leen man du ma politicien dugguma benn bureau politicien mais su ma gisee nen dama naan nen a ngi dig nañ ñu ko ci ñu bare joxuñu ñu ko président de la république ñëw joxuñu mise 32 milliards ay waay nañ ko fonk lamb ji ñu ñoo ko bokk mise bii arène bii nag ku ne def sa yëfi bopp xoolal ni mu mel stade la boo xam ne tey bokk na ci stade yi dàq ci Afrique kon loolu du caaxaan ki la ko defal war nga tey ji lamb ñu amaat yeneen stade mais lii nii bu ñu ko bëggee yàq nii mais c'est dangereux nañ ko fonk
xam ne ñun ñoo ko moom bokk ndey bokk baay xam ne mbëri ñoo mayante xaalis bu kenn xuloo bu kenn xeex Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar Tapha Tine li coow li bari moog Boy Niang ku ci am ndam ci réew mi nga dëkk ci réew mi nga koy feetoo li booy di jël léegi di ko xalaat mu gaañ sa adversaire soo ko gaañee bëriwut ki ngay gaañ mën naa am sax sa mbokk la ñoo bokk ndey ñoo bokk baay mbëri ñooy mayante xaalis ñooy defante lépp amateurs yi nga xam ne si ak ñenn supporters yi nga xam ne xamuñu fi lamb toll ñi ciy rayante ñi ngi def erreur parce que mbëri bu maat jot ñu fayu seen xaalis kon donc violence nañ ko jëlee ci lamb ci ñi ci bokkul ñu seppi leen cambar bi ci biir géew bi amul sens ñu wàññi nombre de personnes yi nga xam ne ñooy taxaw ci biir géew bi di andi lambar yi suñ ko defee rek jàmm am waaw. kon kontaan naa ci Pape Diagne. maa la gën a kontaan di gërëm Seras yëpp lépp lu ma am fii laa ko amee fii nga ma fekk di gërëm Seras di gërëm Saxaaf Baabu di gërëm Njagu Rëy gi ma juddoo di gërëm Pikine gi nga xam ne fi laa fere di gërëm Sénégal yëpp surtout Sam-Sam gi nga xam ne fi laa yeewoo di la wax ni ñoo moom réew mi ñoo bokk ndey ñoo bokk baay du ma dañ nag toujours di ko wax sama sëriñ ba sëriñ Mouhamadou Mansour Sall xalifa sëriñ Abbas maa ngi koy ñaanal yàlla yokk leeram du jóg sama xol bi ba bi ma koy fekki di ko ñaanal yàlla na yàlla yokk leer tas ju barkeem Cheikh Ahmed Tidiane Sall yàlla may ko fanu gudd yàlla may ko wér di gërëm famille sëñ Abbas Sall yëpp di jiital ci nuyoo bi di ko teg ci loxo jigéen ñi soxna Ndiaye Sall Abbas di gërëm borom këram colonel Malick Cissé di gërëm Pape Mayel Diop borom Ndakaaru ak Kafer sama xarit sama nit teranga yi mi def ci réew mi macha allah bari na bu ma ko doon lim fi lay fanaan ku mel noonu réew mi daf ko soxla maa ngi koy gërëm di gërëm Kéba Kanté sama xarit di gërëm Aline Diaw booy ko lit Balla Gaye Fara Diaw ma Diaw xoor waala Diaw bu mag boobu waala bi séeréer dee balaa koy wax maa ngi lay gërëm Diaw bu baax grand di la siyaar di la gërëm di gërëm Sénégal yëpp. am na solo kon am nañ mbégte kontaan bu baax a baax v c'est tey kenn koo xam te ne bii mi ngi ci biir làmb di ci liggéey lu am solo muy Pape Diagne Seras Saxaaf nit la koo xam te ne bii mi ngi sonn ci biir làmb di ci daj coono yu méttee métti nag ñu gis saa bu làmb amee rek mi ngi taxaw di jàppale ñi nga xam te mooy promoteurs yi pour làmb mën a avancer mën a jëm kanam dégg nga ko tey li mu wax ci diggante Tapha Tine ak ki nga xam te mooy Boy Niang war a am le 19 foofee ci arène nationale ak Pape Thialis Faye combat la boo xam te ne ku ci nekk wax na ñaari mbëri li nga xam te ne moo ko arrangé wala mooy avantage ci biir combat bi kon combat la boo xam te ne ñu ko bàyyi xel ñi ngi am mbégte ak kontaante bu baax a baax ci ki nga xam ne mooy Pape Diagne Seras di ko sant di ko gërëm ndax bi ñu ko woowee rek yombalal ñu ko bu baax a baax kon ñu ngi koy béggee bu baax di ko sant di ko ñaanal yàlla suñu borom dafa ko jàmm dafa ko tawféex ñi ngi sant képp kuy suivre Grand Théâtre TV di leen wax seen mbégte mooy seen yitte lépp loolu mënti bëgg rek fépp fu mu mënti nekk dañuy pare pour dem jëli ko jox ko ñi nga xam ne ñu ngi suivre dañuy bàyyi xel à tout moment kon di wax jàmm ak xéwal yàlla na ko yàlla tuuti askanu sunu gaal jërë ngeen jëf merci beaucoup sama cameraman V kontaan naa ci yow wasalaam. mbokk yi bés biñ doon xaar agsi na dimanche 19 décembre ca arène nationale càppaacoli bi doomu Pikine Boy Niang numéro 2 bara jàkkaarloo ak le géant di Bawol Tapha Tine borom takk ci rib lamb ji nag dawul ci benn télé en direct lay doon pay per view ci seen affiche point com ubbil sa navigateur nga dem ci www.senaffiche.com nga cliqué ci événement Tapha Tine ak Boy Niang